ngi tudd Ibrahima Pouy nekk responsable du parti bi ñuy wax parti Rewmi nekk également le coordonnateur de Rewmi ici à Guinaw Rail Sud nekk également adjoint au maire ci commune Guinaw Rail Sud. waaw loolu dafa nekk loo xam ne lii mën naa ne sax dañ ci am mbetteel dañ ci am également kersa ndax ku xam le président Idrissa xam ne moom bu wax itam lépp lu muy wax itam dina ko teg ci yoon. en matière de communication yaakaar naa ne kenn du teetu ko ndax li ñuy far di wax naan balaa ngay fël gëmmuñu sàmm da ngay xam la muy wëlis. man ñu bëri damay dégg ñuy wax mais li ma leen di njëkk a laaj mooy lan la Idrissa wax kenn du la ko wax. ñeneen ñi ci tegu man personnellement en tant que responsable du parti dama dem uti audio bi ma déglu ko de fond en comble gisuma ci dara loo xam ne wax na ko ci loo xam ne luy gaañe la. ma woo sumay xarit déglul leen ko ne leen déglul leen ma ndax bu fekkee samay nopp parce que dañ leen wax bu feebaree nopp yu wóor moo koy dégg. mais ñoom aussi ñëpp gis ne vraiment gisuma ci loo xamante ne lii luy gaañe la. li am nag mooy lenn dañu nekk ci politique jëm ci ay échéance muy élection présidentielle am ñu jàkkaarlool ñu nekk ci pouvoir bi ay sondage di génn ñëpp gis ne le président Idrissa se détache de jour en jour ñu jéem a façon bu ne pour jéem ko endiguer mënuñu ko endiguer ñoom tuuti nañ ci tontu ko ñu dem jëli ay services su mercenaires. il faut appeler les choses comme telles man je prends Bamba Diaye comme un mercenaire. Sidi Lamine dama ko jëlee comme un mercenaire pour la bonne et simple raison que feeñ na ci seen biir boo déggee waxu Sidi Lamine dafa ne Bamba man maa ko présenté woon le président Abdoulaye Wade man la bëggoon nommer ministre ma ne ko au temps jëlal Bamba Ndiaye. kon tey bu ñu demee ba nga xam ne Abdoulaye jóge na fi moom mu dem ci Malick Gakou ne moom moo nekkoon candidat ñu toog en l'espace d'une semaine mu retourner sa veste dem ci le président Macky Sall ne da koy jàppale. président Idrissa Guèye mu def benn charge le lendemain. Comment dire Sidi Lamine jël aussi ne day def conférence de presse ñëw di dal war nañu mën a xam lan la président Idrissa et je demande à tous les Sénégalais nous vivons un monde virtuel te lu nit wax rek boo demee YouTube wala boo demee ci site yi di nga ko gis ñu dégluwaat bu baax wax ci la ñuy doog a xam réellement parce que soo bëggee tontu li toxam wala mu wax kooku souvent day indi problème. le président Idrissa kon bu fekkee ne Sidi Lamine dem na ba ne Idrissa franc-maçon la kooku wax sa yàq sa wax la mais aussi mbugal sa bopp la. parce que j'imagine que ne julit la lay woowe boppam kilifa lay woowe boppam doomu soxna lay woowe boppam ku jàngu alxuraan lay woowe boppam mais mu fàttale ko ni ko le président yi waxee ne ci weeru koor la ñu nekk weeru koor di weeru jégalu weeru laamiso weeru ñaan kon bu fekkee da nga ñëw jël sa diggante sa naw sa mormu julit di teg ci moom deram lu ñaaw mel ni moom diina mooy def nit ñi julit moo leen ci génne certainement sax kon mooy dugal nit àjjana moo ko ci génne wala sax mooy dundal nit wala mooy dee dama jàpp ne moom dafa jàpp ne baatu kun mais bu dee loolu ma xam ne juum na Sénégal dëkku diina la le président li muy wax daf koy teg ci yoon amul dara loo xam ne dina ko wax nit mën na ñëw di ko ci dindi bu fekkente nag moom la ñu yaakaar ne mooy ñëw pour déstabiliser le président Idrissa dañuy nax seen bopp non wax ji ni ma ko déggee la ko ñëpp war a dégg dama ne président dafa ne même si par extraordinaire li ma wax bu fekkee am na ñoo xam ne sax bi ñu ko jotee dégg bi coow li jógee ñu nekk samay nit jot na leen a metti maa ngi sukk di leen jégalu mais di jégalu ci sama borom gis nga toujours campagne de diabolisation bi dañoo wëlbati ko ne woy président xam na ne daa juum moo tax mu jégalu non dafa jégalu parce que dafa nekk koo xam ne kii taalibe la am na kilifaam ne ko nag dema gis nga wedde du ragal dindi tuuma bu mu ñëwee aussi yaakaar naa lu leer naññ la wax mais bu ne maa ngi jégalul c'est parce que ne li ma wax non mais dafa jégalu parce que dafa xam ne am bëri na soppe dafa jégalu parce que xam na ne bëri na ay militants bëri na ay responsables ñoo xam ne bu ñu ko déggee vraiment jaaxle nañu mu ne kon képp koo xam ne ki dégg nga bu ñu ko déggee nga am ci lu la xawoon vraiment naqari man ci loolu en tant que musulman maa ngi lay jégalu ci loolu maanaam toor boo ma la teg mais également maa ngi jégalu ci sama kanamu borom ci li nga xamante ne nii sama personne dem na ba sama sot tax mu am ci ñoo xam ne xëy na sax am na lu ñu ci jeexi jaaxa ci kàddu yooyu la waxee loi bi parrainage bi nga wax waaw mais comme que la waroon jiitu mooy waxtaan mais waxtaani wuñ ko def nañ forcé et l'histoire retiendra que ne une aussi importante loi ñu voté ko sans dem loolu rek déjà lu doy wax waaw comme nag ci dëkk la ñu nekk te nee nañ république la te assemblée la ñu am te nous sommes des républicains ñun aussi ñu ngi leen di xaar nee nañ 1% wala 0,8% bu jotee incha allah comme ni ko ñëpp defee rek ñu ut suñu signature teew parce que loolu du ñu du ciadin bu fekkee ne dañuy yaakaar ne ñun dañuy boycotter non dañuy nax seen bopp on ira aux élections incha allah mais déggalu ma la wax ni nee naa la comme que dañu nekk dans une république moom nangul nañ ko parce que le président Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais loi bi jaar na fañ ko war a jaarale mooy yóbbu nañ ko assemblée nationale donte ñun newoon nañ nanguwuñu dès que léegi voté nañ ko bu ko promulguer day nekk une loi nous serons obligés de nous plier parce que élection yi nga xam ne dañ ci dem itam dañuy tënku ci yoon bu fekkee ne dem nañ ba nga xam ne nee nañ kuy dem élection tant de signature nga war a présenter ñun xam nañ ne loolu ñu laaj ci ay signature tawuñu parce que ku dem élection benn jour campagne battroo ko am
8% mu nekk à hauteur de 210 000 voix 65 000 signatures jaaxalu la kon bu ko laajee incha allah na leen leer ne danañ indi suñu 65 000 signatures te suñu candidat dina jàkk te dinañ jàkkaarloog ñoom. waaw xam nga nag li naan gis nga kuy demee ci làmp si doo wane sa stratégie ah. li am solo daal li ma la mën a wax fi mu mën a yem. mooy dañ ne 65 000 signatures nga war a présenter. à raison au moins 7 régions. yoo xam ne bu ci ne di nga ci am plus de di nga ci am 2000 signatures. lii am solo nag mooy sama contribution man xam naa ko. mais nag du doon lu muy fësal. mais le moment venu te mën naan sax yemb na ba noppi. waaw mu doon loo xam ne vraiment dañ koy naqarlu mais avant tout damay profiter ci occasion bi. jaale ki nga xam ne moom mooy famille Bassirou mën naa ne su ma neexee ma ne sama mbokk la. Fallou ak Bassirou yëpp. parce que man mii di wax ak yow Diourbel laa dëkk. Fallou seen Patar la dëkk. Patar man maa ngi dëkk Sambé fa laa jànge. Patar ak Sambé boo ko xoolee 2 kilomètres la. kon loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu naqarlu la. parce que li may wax rek bu fekkente ne nit ki da nga am sa doom nga yóbbu ko école mu jàng dem université la ñuy yaakaar mooy boo fa duggee boo génnee rek da ngay servir pour jëriñ sa bopp mais jëriñ say waajur kon bu fekkee dafa dem vraiment sàkku ci xam-xam mu dem ay waajuram di yaakaar ci moom mu wëlbatiku ñu woo leen ne leen seen doom dee na dafay metti li tax muy gën a metti aussi mooy dem bourse nga xam ne dafa nekk loo xam ne étudiant moo ko moom ñun ñëpp jaar nañ université xam nañu tax kon su fekkente ne président dafa dem déclarer 2018 une année sociale nga xam dañu jël 40 milliards war ko jox ñoo xam ne ay néew ji doole lañ kon yaakaar naa boo demee bay baax ne da ngay may 40 milliards war nga mën a may au moins étudiant bi nga delloo ko li nga xam ne moom mooy boursam bu ñu demee ba nga xam ne le ministre de l'économie et des finances moo taxaw carrément ne nous sommes sur liquide kon yaakaar naa ne waruñu woon mën a xaar comme que dañu chartonté woon ak ñoom que ne dinañ def le tout ba chaque le 5 ñu fay leen kon le 5 bu ñu jotee dañ leen a war a jox seen xaalis kon bu ñu demee ba le 15 ñuy fippu dem di def ngénte tubaab kooku yaakaar ne ku jaar université xam nga ko la waroon mooy ñu jóg bu mot sëkk jóg bu responsable fexe ci indi saafara pour que xale yi jàngi parce que ñooñu aussi ñooy li nga xam ne ñoom la ñu yaakaar pour ñu yor réew mi ëllëg ñii fi nekk dañuy dem mais ñii nga xam ne ñoom la ñu nekk di tàggat ñooñu ñoo war a ñëw toog place kon ñi nga xam ne ñoo leen war a remplacer bu ñu leen faagagale kon yaakaar naa ne réew mi fa mu jëm moom nekk na loo xam ne lu doy waar la te lu ñu war a bàyyi xel la. geste boobu man du ma ne baaxul ah mais dama ne jàpp ne moom ni mu demee ba nekk président de la république. lan moo ñu won ne Fallou ci boppam bëggoon na nekk président de la république ëllëg ak si biir 10 millions c'est quoi par rapport à une vie kon kooku yaakaar naa ne fagaru daal moo gën faju fexe yoon ba xale yooyu parce que Fallou mënoon naa doon ku ne kon bu fekkee ne dem na ba nga xam ne vraiment ñëw na dem bakkanam wadd ñu ñëw di kii dafa fay mel ni médecin après la mort la léegi nag comme ñoom wax nañ ko yëkkati nañ il paraît 10 millions joxe tant mieux nee nañu dañuy def ces enfants pupilles de la nation nañ ko dëggal bu fekkee ne soxnaam ak rakam dañ leen di dugal dans la fonction publique xaw ma moom ci boppam nañu fexe ba dëggal ko nag mais def noonu vraiment yëfi jàll ñu bëlëfe leen loolu day doy waar mais nañu xam ne Fallou mënoon na ëllëg mu nekk président de la république wala mu nekk une importante personnalité vraiment de cette république là kon nag vraiment 10 millions c'est comme vraiment une goutte d'eau vraiment dans la mer kon loolu nekk na loo xam ne war nañu fexe ba ëllëg si mu bañ a amati dëkk xam-xam moo ko yor te xam-xam balaa nga koo am da ngaa jàngi kon bu fekkee nit ki góorgóorlu na ci circonstances yi mu nekkee dem ba université yaakaar la ci waajuram mais yaakaar la woon pour Sénégal kuy dem da nga dem pour indi sa contribution au développement de ton pays kon yaakaar naa ne bu ñu demee ba nga xam ne ñàkk bakkan am na ci day doy waar c'est pas la première fois parce que muy Fallou Sène muy Bassirou Faye ñoom ñaar ñëpp njaareem lañ dëkk kon nekk na loo xamante ni lu ñu mettitlu la parce que yaa ngi dégg sax ñu naan la bi yaayu Bassirou Faye déggee yëf dafay mel ni deew Bassirou Faye dafa gën a beesaat ci moom vraiment dañu bëggoon daal ñu def en sorte que loolu bañ a amati normalement du monde parce que bu fekkee ne moom dafa nekk koo xam ne kii dafay aspirer pour jiite réew mi yàlla def loolu am na droit mu dem aussi jàlle ci comme ni ko le président de la république yónnee une délégation ñuy dem bi mu demee aussi gis na situation yi nga xamante ne nii moom la famille Fallou Sène nekke bi ñu toogee wax nañ ko ne Fallou yéeneem moo nekkoon ëllëg mu jàng ba mën mais ñëw tabaxal leen seen kër mais mettre leen dans les conditions optimales de vie ci loolu la ne vraiment gis naa lu ma frappé mais xam ne xale bi aussi nekk na koo xam ne kii ku am avenir la ku am jom la ku bëggoon tekki la kon mébét boobu mu amoon pour tabaxal ay waa juróom kër mu ne man danaa ko jël en charge tabaxal leen seen kër te yaakaar naa loolu kenn waru ko ñaawul lu ne nag ñi ngi ko ciy wax mais yàlla xam na foofu tontu la dafay yomb ndax Idrissa Seck bokk na ci marque de fabrique lépp lu mu wax lu ko yàqal wala lu ko tardel mën naa ne fonk kàddu moo la preuve sànq wax naa la ne en 2012 ñi ngi amoon un score un pourcentage de 8% alors que battuñu benn jour de campagne parce que dañoo nekkoon ak suñuy nawle signé ci këyit ne bu fekkee ne conditions yi am na du ñu dem élection yaakaar naa ne ba lu conditions yi amee am na ñu bëri ñoo xam ne war nañ seen signature mais dëggal signature am moo taxoon mu taxaw
ba li ko ci fekk ko ci. kon bu fekkee président Idrissa moo yëkkati rek wax ko. man dama gëm ne incha allah dina ko def. parce que nag nit ñi ñoo baaxoo bu ñu waxee naan waxu politicien mais am na ñoo xam ne dañu nekk dans le monde politique c'est des politiques mais ce ne sont pas des politiciens. man mi di wax ak yow je suis un politique mais je ne suis pas un politicien. bu fekkee ne li ñuy wax naan politicien mooy ki nga xam ne day waxtu du ko def. ñun nag yàlla dafa def suñu parti. dañoo baaxoo noo xam ne ni ay homme de valeur ñoo ci nekk. ay hommes yoo xam ne dañu gëm ne bokk na ci liy defar réew mi. kaddu dafa am solo. suñu borom sax daf ci addu. parce que dafa ne yéen ñi gëm yàlla. lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def. li mu ci teg mooy dafa ne parjure la. parjure mooy bàkkaar bu mag. kon loolu yaakaar naa ne moom mi ko wax xam na ko. te ba mu koy wax waxantuwu ko. te incha allah bu ñu yàlla may gudd fan ak fekkee. nañ dem non loolu moom ku ko wax moom da ngay wax lu la neex. ndax yàlla dafa def man depuis 2014 ba léegi maa ngi bokk ci équipe bi nekk le deuxième adjoint. nekk yor ay yenn commission comme éducation. comme environnement comme femme famille petite enfance comme affaires religieuses ak yeneen mais jàpp naa ne 2014 ak léegi en tout cas li nga wax ak li Sénégalais yi di wax surtout ñi nga xam dañu nekk dans la diaspora pour la première fois ay nit di ma woo naan ma soxlawuñu teg suñu tànk ci biir bi parce que xam nañ li ngeen di def ndax jamono mooy dox di ànd ak les nouvelles technologies de sorte que dañuy gérer cette mairie de façon inclusive et participative mais également lépp loo xam ne dañ koy li manquoon mooy une communication claire te yàlla defal nañ ci tawfeex te loolu sax dañ ko teg sama loxo ba tax na lépp loo xam ne suba ba ngoon def nañ ko ci mairie bi Sénégal waxuma la ginnaaw raay mais àdduna yépp xam nañ kon ko taxaw ne mairie bi dañ fi nekk boobu ba léegi defuñu dara vraiment yaakaar naa ne dañ lay jéggal rek parce que suñu la ko baalu du baax mais ñun xam nañ souvent nag damay faral di wax ne buñ la laajee question boo ci bëggee daanu da ngay tëb di bëgg a joxe déedéet mairie daa am ay compétences transférées maanaam ay fànn yoo xam ne moom lañ ko jox pour mu ci liggéey sooy laaj nit ki da nga naan tel fànn lu ngeen def su boobaa di nga xam ndax liggéey nañ wala liggéeyuñu loolu mooy question mooy réponse waaw loolu moom wàllu salte bi dafa jéggi sax ginnaaw raay mais fépp la man nag du ma la wax ne ginnaaw raay saltewul mais boo déggee ñu naan ginnaaw raay dafa salte mooy canal bii nga xamante ni dafa nekkoon mu nekk un canal à ciel ouvert nga xam ne waa APEX ñoom ñoo ko fi def at bu ne balaa nawet bi ñëw dañ daal jël ay millions di ci dugal di ko vraiment curer mais yàlla def na aussi nit ñi dañu ci dimbaliwul parce que soo defaree bu mu jekk ñu jëlaat lu ne ñu sotti ko ci yaakaar naa fat yi passé am na benn télévision boo xamante ne ni ñëw na filmer ko mais ñun ça ne nous aimons pas et puis jaaxaluñu mais alhamdulilah bi ñu yàlla defalee sutura ba am nañ un programme boo xam ne solution bi ñu jël mooy dañ ne au lieu chaque année ñuy jël ay millions di ko ci def léegi li des mooy dañ koy muur léegi dem nañ ba nga xam ne waxtaanee ak techniciens yi wax nañ ñu ñaata la nga xam ne bu ñu ko defee duñ ko éliminer parce que soo ko éliminer bu tawee ginnaaw raay fees mais maanaam dinañ ko defee noo xamante ne nii dana ci ubbi ay fenêtres yu am ay grilles nga xam ne nit ki bu ñëwee ndox rek la ci mën a sotti salte dootu ci dugg te yaakaar naa bu ñu ko defee sax loolu dina participer vraiment aussi pour ñoŋal environnement bu ginnaaw raay parce que en face gis ngeen nañ fa def muy ay esplanade kon àndul ak loolu te le maire vraiment yaakaar naa wax na ko le conseil municipal validé na ko te incha allah ci fan yu néew rek bu soobee yàlla di ngeen gis ñu ñëw vraiment muur ko defar ko ba mu mucc ayib pour ko defee ñu mën a gën a vraiment permettre nit ñi ñuy dem ak ñëw mais également bay ci seen santé. non wàllu ndaw ñi ak wàllu d'une manière générale sànq nee naa la man maa géré commission femme famille petite enfance yaakaar naa ne boo nee ndaw aussi ne avenir yaakaar naa li ñu ci def bëri na surtout petite enfance aussi. defe naa 2014 ak léegi nous avons eu la chance vraiment ñu travail ak Enda Jeunesse Action def lu ne benn pour veiller ci sécurité enfants yi parce que ku ne gis na fan yi passé ñu rey ay xale di enlever ay xale mais loolu yàlla def na dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la protection de la petite enfance comme dafa am ay démembrement au niveau communal yàlla def na man mi maa ko gérer te vraiment ak waa ENDA je tiens à les remercier vraiment def nañ ci liggéey bu mucc ayib. beneen bi ci tegu aussi mooy comme li ñu mën rek mooy fexe maa ngi lay wax ne la ñu ngi jëm ci benn événement majeur mooy les 48 heures yoo xamante ne ni day nekk des journées de partage et de solidarité aux daara et aux personnes vivant avec un handicap mu nekk loo xam ne lu war la parce que li ñu bëgg mooy suñu gestion population Guinaw Rail de façon inclusive kenn ku ci ne gis ci sa bopp. donc lii nii nekk na loo xam ne lu ñuy waaj ñu def ko de façon inclusive bëgg population yi yëpp jàpp ci ñu dem wàllu école bi aussi comme ni ñu koy wax saa su ne bu école tijjee comme li ñuy wax dañuy matérialiser le concept ubbi tey jàng tey jox leen le matériel nécessaire pour ñu mën a jàng mais du ci yem dinañ leen subventionner jàppale leen et tout bu dee ci wàllu yëngu-yëngu wàllu tàggat yaram dama jàpp ne Guinaw Rail li commune am di def ci en matière de jeunesse néew mu am na commune yu koy def de mais lu néew la soo demee aussi bu ñu nee ndaw ne njàng am nañ AMEJ muy amicale des élèves étudiants de Guinaw Rail maa yor éducation yaakaar naa ne at bii génne nii subvention 1,2 million francs jot nañ ko te ñoom aussi vraiment nekk na loo xam ne lu ñu rafetlu la ma kontaan ci parce que yemuñ ci jot ko rek dugal seen poche mais dañ koo jot mais également fexe ba
non seulement ñoom jubbanti seen jàng mais également toppatoo xale yi nga xamit ñoo seeni rak nga xam ne ëllëg ñoom itam ñoo war a nekk ay étudiants suba kon nekk na loo xam ne lu ñu rafetlu la pour vous dire que su ma doon lim li ñu def ci en matière de jeunesse fii ba suba mën nañ fi nekk mais dama lay bëgg a wax ne suñu côté boobu daal suñu xel dal na ci parce que liñ ci liggéey daal vraiment kontaan nañ ci wax mais sant leen bu baax a baax ci opportunité bi nga xam ne moom ngeen ma may ñaan yàlla weer bi nga xam ne moom la ñu dugg muy weeru koor ni ñu ci duggee ci bismillah yàlla na yàlla may ñu génn ci alhamdulilah nawet bii nga xam ne ñu ngi koy dëgmal ñuy tiit naan dina am ndox wala du am ndox maa ngi ñaan yàlla ci kattanam moo ne ñaan leen ma may leen su ngeen ma sante ma yokk leen yàlla nañ yàlla may nawetu jàmm mais également lii nga xam ne moom la ñu fi nekkee nga xam ne da ngay gis comme par exemple li ñu doon wax kaawu meurtre yi fi am ci kaawu Fallou Sène ak leneen man daal li may ñaan mooy yàlla def Sénégal réewum jàmm ak salaam mais également élection yi nga xam moom la ñu dëgmal yàlla def ñu dugg ci bismillah génn ci alhamdulilah vraiment dans un climat apaisé parce que jàmm ci la lépp xej kon muy pouvoir muy opposition muy société civile muy ku munti doon li may ñaan mooy Sénégal ñun ñoo ko mën a tabax te ñun ñëpp laa bëgg dans une dynamique unitaire ñëpp bokk ndey ak baay ku ci ne gëm li nga gëm nag mais également ñu dem ci élection yi de façon apaisée parce que ci démocratie lañ nekk ku falu ku ne xamal ne folleeku mi ngi lay xaar la fi daan am 2012 am fi 2000 loolu ñu bëgg mu réitéré wu parce que dañu bëgg le nom du Sénégal vraiment continue son rayonnement à travers le monde en matière de démocratie.